jàngalekat yi bootu ci syndicat bi di SAEMS CUSEMS ñoom ëllëg fas yéene amal ab débrayage alxames ñu amal ab grève total ci diiwaanuk Ndakaaru la ñuy sàkko moom moo di ñu fay leen seen i ndàmpaayu at mee weesu di 2018 2019 jamono jooju jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi ci kanamuk lii di pencum ndaw réew mi daal dinay xamle ni lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki jàngalekat yu yees dañ leen jël bokk na ca ñoom ñaar fukk ak juróom ci ay jàngalekat yi arab ñu war a mën a leen dugalaat ci l'école yi ci lu jëm nag ci abri provisoire yi moom nee na waa BOAD dina leen ci jàppale juróomi milliards lañ cay def ngir far lu ni mel. campagne ko njaayum gerte mi ñàkkum financement mooy la ko nar a rey di gis-gisu producteurs yi nga xam ni ak yenn ci opérateurs yu nekk ca Bawol ñoom ñoo ko xamle jamono jooju ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci secteur industrie agroalimentaire ñoom gis ni campagne bi gëll góose na ba pare te nee nañu loola ni ñu ko doxalee ak jafe-jafe yi ca nekk boo moytuwul lu toll ci ñaar fukki junni doomi aadama dinañu nekk ci ab chômage maanaam di tolaani tàggat yaram dinañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior la ca gën a fës mën nañ jàpp ni Liverpool bu Sadio Mané ak ñii di waa Naples bu Kalidou Koulibaly daal dinañuy qualifié jëm ci huitième de finale ci Ligue européenne des champions tour du web daan ci ànd ak Baye Assane Diaw le marché ak Nafissatou Silla bonne santé ak gan gi di Babacar Dione analyste politique ñu fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xam ni parti bi nekk au pouvoir di APR ca la nekkee dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi nuyuwaat leen di rafetlu seen àndandoo ak rajo Futur Média 94.0 fii ci Ndakaaru nañ ko waxee ca bopp waa SAEMS CUSEMS di ay jàngalekat ñoom ëllëg fas yéewuñu faste xànc ak morom dañuy nekk ci ab débrayage alxames ñu fas yéene nekk ci grève total ci diiwaanuk Ndakaaru la ñuy sàkku moom moo di ñu fay leen seen ndàmpaay yu at mee weesu ci examen yañ doon corrigé di 2018 ak 2019 ci wàllu woowu dañ ciy déglu Amadou Ba bu coordonnateur section CUSEMS ca Guédiawaye ci micro Salif Sow. mbir mi daal mooy mbirum grève yi nañ koy continuer parce que état bi lépp loo xam ne waxoon na ko ci wàllu examen yi defu ko dara moo tax nag le CUSEMS bu nekk ci région Dakar yëpp ak waa SAEMS ñi bokk ci Pikine ak Guédiawaye ñooy banqal seen mbirum jàngale àllarba suba à 9h ak le jeudi ñu ne grève du am fenn te loolu nag day wane encore une fois que mbirum parents yi dañ ci taxaw ñu wax ci parce que nguur gi lépp lu mu waxante woon dara la ci deful te li ñu def nii mën na tax ñu commencer grève au niveau national te loolu bëgguñu fi egg loolu nag day wane ni état bi engagement yeeg accord yu mu jëloon yëpp def ko dara ñu wax na ne dëkk bi population bi parents d'élèves bi ñu leen di jël ñoom ñëpp ñu nekk mbirum seede ëllëg nag fa xeex bi mujjee ñu xam ne état bi nekk fi moo deful war defam. ñàkkum jàngalekat ci l'école Sénégal yi léegi mu raaf maanaam mu nekk fàttaliku ka ko xamle moom moo di jëwriñ ji ñu jënk lépp lu jëm ci wàllu njàng bi moom Mamadou Talla ca kanamuk ñii di député yi ci assemblée nationale daal dinay xamle ni at mi wala ci fan yu néew rek dinañu recruter maanaam jël lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk jàngalekat ca ñoom ñaar fukk ak juróom yi ay jàngalekatuk arab la moom tamit ca kanamu député yi la mu yokk moom moo di ab financement bu toll ci juróomi milliards di jugee ci waa BOAD di banque ouest africaine de développement loolu lañ ca bëgg moom mooy fexe ba classe yi kirtinding yeeg la ñuy duppee abri provisoire daal di raaf ci réew mi mu yëkkati kàddu yu ni mel tey jii ci assemblée nationale bokk na ca tamit yeesal yi di daara yi Amadou Sabar Ba. ñàkkum jàngalekat yi ci classe yi di lu am loolu waaye nguur gi fas yéene ci indi ay saafara jël lu toll ak junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki jàngalekat dinañ leen séddale ci classe yi ci décembre bi ñu jëm Mamadou Talla di jëwriñ bi ñu dénk wàllum jàngale mi. ay enseignants yu bees dinañ leen affecté semaine prochaine mais li ñu war a def nag mooy que déwén ñu jéem a leen former très tôt pour que au mois de juin ñu pare seen formation ñu mun leen affecté. ñu laaj ko ci li nga xam ne mooy abri provisoire yi maanaam yenn bërëb yi xale yi di jàngee ministre bi di xamle ne financement bu tolloog lu ëpp juróomi milliards ci suñuy koppar bu dox ci diggante BOAD ak nguurum Sénégal ngir rek mën a dakkal lu
ni mel. am nañu déjà 4 programmes kenn ki commencé na mu ngi 60%. deuxième bi dina commencé dans 15 jours yeneen ñaar ñi déwén encore ñu def. ci li nga xam ne mooy daara yi ak niñ leen war a ñoŋalee maanaam moderniser leen Mamadou Talla di xam la ne lu tolloog juróom-benn fukk ak ñeenti daara fi mu toll nii tabax nañ leen te fanweer ak juróom-benn dinañ leen livrer balaa at mii di jeex. am nañu encore projet boo xam ne 400 daara. donc je crois que dinañ dem ba foo xam ne école bi ñu wax ne école française ak daara moderne ñoom ñooy ànd. beneen mbir boo xam ne na jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng mi àdduna ci coow li doxoon ci institut Jeanne d'Arc Mamadou Talla di xam ne ay jéego yu am solo ñi ngi ko ciy def. parce que foo xam ne problème bu mel ni su amoon mën nañu toog ay 1 an 2 ans 3 ans du réglé wu mais yàlla dimbali nañu ko ñëpp jàpp nañ mooy les diocèses suñu tarix yi mooy syndicat yi. yeneen ponk yoo xam ne ñii di ndaw réew mi ak jëwriñ yu ñu dénk wàllum njàng mi waxtaane nañ ko bokk na ci li nga xam ne mooy langue nationale yi ak yeneen école yi ñu war leen a dooleel ci lépp li nga xam ne mooy wàllum jumtuwaay maanaam table banc ak li nga xam ne noonu la ñuy tijjee lii di école privée yi waaye nguur gi ci wàllam di xam ne ay projet yu am solo ñi ngi koy dëgmal jëmale ko ci li nga xam ne mooy tabax ay lycée d'excellence. mu nekkoon kon Amadou Sabar Ba foofu ca pencum ndaw réew mi kon la ca yees junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay jàngalekat yu yees fas yéene leen recruter ci na mu gën a gaawee moom ministre boobu tey jii lañ ko doon dogal budget ba mu war a liggéeyee ñu jàpp ni rek jàpp nañ ko ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay milliards ak lu teg loolu wuuteeg loolu la nga xam ni moom lañ ko dogaloon ni ki daaw ñu gis ni am na ak yokkute goo xam ni toll na ci ëpp na ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ci suñu koppar ñu wax ci wàllum njaayum gerte mi ak lu soxal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di acteurs yi yëngatu ci wàllu industrie agroalimentaire ak campagne ko njaayum gerte mi ñoom ñu gis ni daal ci jamono ji gëll góose na ba pare ñoom nag nee na ñu buñ ci indiwul ay jafe-jafe rek lu toll ci ñaar fukk ak junni ci ay doomi aadama dinañ nekk ñoo xam ni daal dañuy dem chômage dañ ciy déglu Ousmane Diakhaté moom mooy secrétaire général u Raziak ci micro Marema Diop. campagne bu ubbi na mais gisagun gerte mais li ci gën a garaaw mooy Sonacos bi nga xamante ne ni moom la ñuy liggéeyal depuis 2 ans am ak moom benn protocole d'accord moom sax mënul am gerte loolu nag li ko waral yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mooy que ni dafa am benn spéculation bu mag bu am ci gerte maanaam prix dafa àgg foo xamante ne nii Sonacos mënu ko jënd te Sonacos mënut a jënd gerte ñun ñi nga xamante ne ñu liggéey ak moom du ñu mën a liggéey loolu nag li ko waral mooy que ni chinois yi dañu dugg ci marché bi di proposer ay prix yoo nga xamante ne nii wax dëgg fa yàlla dafa jéggi daya te prix yooyu sax ñu bari dañu yaakaar ni baykat bi daf ciy gis boppam alors que demewut noonu fokk ñu xam ni baykat bi moom bu gerteem ñoreem ku njëkk a ñëw rek prix boo ko proposé am na ñuy jënd gerte sax mooy de 200 francs ñëw di ko jaay ay 300 francs loolu mooy c'est des spéculateurs mais ay commerçants yoo xamante ne nii créé woon benn valeur ajoutée benn investissement bu def lu rek am seen xaalis dem jënd gerte ci baykat yi ci mbapat ci marché parallèle yi ñëw indi ko di ko jaay ay prix yoo xamante ne nii kenn mënu ko jënd parce que chinois bi ñëw na indi fi xaalis bu bari te kenn xamul fa xaalis boobu jógee loolu tamit dafay poser problème donc daal campagne bi wax dëgg fa yàlla ni mu commencé ni daal ñun gisuñu ci suñu bopp. ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futurs Médias juróom-ñetti simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ca Touba. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. bëccëg lañ doon teg xeer wu njëkk wu espace communautaire bu marché central au poisson bu Pikine ca ndaje moomu nag kii di Pape Gorgui Ndong di maire bu Pikine Ouest daal dinay merloo lenn ci askan wa fa teewoon ndax moom dafa sàkku daal ni marché boobu dañu ko war a toftal ci mairie de ville bu Pikine loolu nag nekk loo xam ni askan wa rafetluñ ko lool rawatina chef personnel u marché ba moom Mohamed Cissé di sàkku ci Pape Gorgui Ndong daal mu yam ci la nga xam ni moom moo di ab goxam keneen ku ca yëkkati addu ca muy directeur u marché ba Abou Mbaye moom gis ni daal wax ji du ko ci boole la muy def rek moom moo yëkkati ay chiffres yu toll ci 200 ak juróom fukk ci ay millions yu ni dugal na ko ci yeesaluk googu ko marché lépp mi ngi amee woon ci teewaayu ku Ndongo Ka devant l'entrée de la direction générale du
lu ci élément boobu di ko xaar ci kàllaam ak wolof kon nasaraan lañu ko naroon jox ñu dem ba ca Saloum ak réaction bu directeur bu Salin bu Sine Saloum ñeenti fan rek gannaaw ba ay way manifester nekk ca commune bu Dia doon nañu ñaawlu rek lañ ni dafa bëgg a teg loxo ci lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay hectares ci suufu commune ba loola ngir samp fa wala yokk fa lii di société bi moom directeur société yu Sine Saloum ni loola daal du ca teggi lam doon dara ca lam doon def ndax ci légalité la ko jaaral te kilifa yi di maanaam ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ci municipalité ba xam nañ ca la mu nekk Ibrahima Diame. donte nag coow jib na ci projet d'extension bi nga xam ni waa Salin du Sine Saloum ñoo ko bëgg a def mu toll ci 845 hectares ci biir commune bu Dia responsable société bi de dak nee nañ pare wuñu pour deltu gannaaw Guy Deschamps di directeur général de société bi de nee na ci yoon bi mu war a jaar. On fait tout en toute légalité. Il faut bien comprendre qu'on fait tout en toute légalité. Aujourd'hui, un investisseur. lépp ci yoon lañ ko jaarale loolu il faut que ngeen xam ko tey ji investisseur bu ñëw ci biir dëkk ki muy njëkk a seeti moo di kilifa yi rawatina waa mairie defe naa ni du dem ci biir dëkk bi di laaj kenn ku nekk ndax d'accord na wala d'accordul. C'est le maire et le conseil municipal. Donc on va pas aller interroger chaque habitant du village pour savoir s'il est d'accord sur le projet ou pas. Directeur général Pile di xamle ni comprendre na bu baax a baax réaction yi ni mel ndax lu ne mën na leen motiver. Et dans tout projet, vous le savez mieux que moi, vous avez toujours des gens qui s'y opposent. defe naa ne loolu itam yéen a ma ko gën a xam projet bu nekk dina am ñoo xamante ni dañuy lànk moo xam ngir seen intérêt bopp kese wala bokk ñuy ragal parce que comprendre ñu bu baax ndax amuñu explication yi war wala sax moo am ñu nekk seen gannaaw di leen di manipuler. Peut-être d'autres aussi qui sont manipulés. Vous savez, de toute façon, vous avez souvent des gens dans tout projet. Tout le monde ne peut pas applaudir chaque fois qu'il se passe quelque chose. Protestataires yi nag bokk na ci li ñuy ragal ñàkk bi faw suuf si nga xam ne dañ fi daan béy waaye tamit di fi sàmm seeni jur Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. dellusiwaat ci tegu xeer wu njëkk wu lii di centre communautaire wala espace communautaire bu marché central au poisson ak coow ya nga xam ni kii di Pape Gorgui Ndong di maire bu Pikine Est yëkkati na ko fa gannaaw ba mu sàkkoon ni daal ni marché bi dañ ko war a rattaché ci commune de ville bu Pikine loolu nag nekk loo xam ni naqari na bu baax a baax kilifa yi loolu di marché central au poisson Ndongoka. ci buntu direction marché central au poisson bu Pikine kenn ci mareyeur yi daal dee taxaw di wax ci kaw ni moom nag nanguwul ñu daal dee jël marché bi delloo ko ci maire ville bu Pikine. dafa fekk ni moom mareyeur bi d'accordul nag ci discours bi nga xamante ne ni moom la maire bu commune bu Pikine Ouest daal dee yëkkati ci kanamu nag directeur bu marché bi moom Pape Gorgui Ndong di ci sàkku ñu daal dee delloowaat marché central au poisson bu Pikine ci maire ville. beneen yóbbal bi nga xamante ne nag loolu ci maire yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir département bi kaka jiite di ville de Pikine di Abdoulaye Timbo mooy marché bi dellu si waat ci tutelle bi nga xamante ne mooy ville de Pikine puisque marché nag ci collectivité territoriale lañ ko xamee ay jamono dañoo bëggoon état bi gën a yokk investissement moo taxoon sur le plan stratégique ñu jëloon marché bi yóbbu ko primature état bi aussi bu ko jëlee yóbbu ko ci tutelle yi collectivité territoriale yi taxul mu dessaisir de la compétence le ministère des pêches et de l'économie maritime sur le plan technique moom mooy yore tutelle. ci bile discours direction marché bi daal di ci àddu Mohamed Cissé mooy chef personnel bi ak coordonnateur bépp activité buy am ci marché bi. marché bi boobu ba léegi acteurs yi rëcc wuñ ko nee na marché bi set na marché bi rafet na loolu rek la acteurs yi mérité. moi je pense que ki wax on lui renvoie vraiment de traduire la vision du président Macky Sall dans sa commune. directeur u marché bi nag di wax ci baaxu projet bi nga xamante ni moom la doon lancé moom Abou Mbaye di wax nag bi leeg projet la mu namm ci marché bi. projet bi nag projet bu yaatu la fas yéeneen si financé lu toll 250 millions. marché central moo nekkoon marché bu gënoon yàqu waaye jamono bi ñëpp marché central na ñuy tiitoo marché central suñ dundee bay xalaat aquaculture mooy jamono soppeeku na. Ndonga Ka Pikine RFM rajo askan wi. teg loxo gi ñu teg loxo yóbbu leen ci kaso bi Guy Marius Sagna ak i ñooñam loola amul benn gàkk-gàkk bu muy teg ci wàllug liberté d'expression ci réew mi di Sénégal di gis-gisu secrétaire d'État bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug droit de l'homme nekk tamit gis-gisu njiital comité sénégalais des droits humains Mamadou Saliou Sow ak Pape Sène di sàkku ci citoyens yi ñu bañ a jaawale liberté d'expression ak def lu la neex dañ leen di déglu ci micro Koumba Sandiane Faye. liberté d'expression sooxewul Sénégal fii ku nekk day wax lu ko neex ñu ngi gis ci réseaux sociaux yi
mais nag il faut nit ci quand même def différence bi ak liberté d'expression ak saaga loolu bokkul liberté d'expression ak manifester def manifestation ay violence loolu tamit du liberté d'expression Sénégal moom ñëpp xam nañu ko dëkk boo xam ne liberté d'expression am na fi foo dem ci Afrique boo waxee Sénégal dañu xam ne am na liberté d'expression ku nekk day wax lu ko neex mais nag saaga moom boo saagee boo def loo warul def yoon day dal sa kaw loolu moom état de droit moo mel noonu. liberté yooyu ce ne sont pas des libertés absolues parce que am na pàcc bu ñu may autorité administrative pour que bu fekkee ne ko ordre public bi interpellé nañ ko moom mu mun a restreindre cette liberté là parce qu'il s'agit d'une restriction donc defe naa ne alinéa 2 moo ko wax autant c'est une liberté constitutionnelle mais autant également le fait que ñu jox loi pour mu tënk condition d'exercice c'est une liberté c'est également une valeur constitutionnelle mais citoyen bi nga xam ne également moo bëgg a jëriñoo liberté boobu war na am nag sàmmonte ak la nga xam ne moom la yoon wax parce que yoon loi boobu constitution moo ko dénk dañu war ñun ñëpp ñu xool nan la ñuy def ba ñi war a marche mën a marche mais également autorité administrative bi nga xam ne moo war a saytu ordre public bi mun ko saytu pour suñu jàmm ñun justice moom bu yoree dossier ñun ñëpp dañuy tënku ci justice rek ñoo xaar. Au Conseil des collectivités territoriales des HCCT daal dinay amal tey ji ab session extraordinaire boo xam ni sax la ca gënoon a fës moom moo di sargal guñ doon sargal ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ma ko njiite woon mu nekk foo xam ne nii tey ji xol tooyoon na fa lool ka nga xam ni moom moo ko wuutu ci boppu kër googu di Aminata Mbengue Ndiaye ni moom day wéyal rek fa Ousmane Tanor Dieng tegoon tànkam mu daal di koy wéyale Salimata Aw. Il fut conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor, puis auprès du président Abdou Diouf en 1904. ab film boo xamante ni mooy fàttali jaar-jaaru Ousmane Tanor Dieng ñi nga xamante ni ñoo bokk ci Haut Conseil collectivité territoriale seen xol tooy wante itam nee nañu ñu kontaan Astou Ndiaye Tall secrétaire élu. tey sentiment de fierté la ñu am waaye tamit xol yu tooyoon na parce que ku xam tey le défunt Ousmane Tanor Dieng xam ne koo xam ne la ku am yar la ku am teggi te ñun ndaw politique yi war a jàng lu bëri si moom muy sens de responsabilité bi nga xam ne amoon na ko vis-à-vis de tous les Sénégalais ak vis-à-vis que mboolem ku muy liggéeyal. ay seede ñi ko jàgg a jege ku ci mel na kii nga xamante ni moo ko wuutu di xamle ni dina def kéem kàttanam ba eggale yéene Ousmane Tanor Dieng bi Aminata Mbengue Ndiaye di njiitu HCCT. ñoo bokk ak moom une coalition li ñu war ci république bi ak réew mi ak coalition bi dinañu ko def ba suñu doole yam te loolu lépp tamit ànd nañu ci parce que yéene koo def en tout cas mun naa jël engagement au nom de tous les hauts conseillers que liggéey bi nga xam ne moom moo war ci li mu ñu dénk yooyu yëpp ñu ngi koy liggéey. ñëw teewal fa njiitu réew mi Mohamed Boun Abdallah Dionne daal di wax lu baax jëmale ko ci présidente HCCT bi di Aminata Mbengue Ndiaye di wax ni am na ci moom yaakaar. tey jii mën nañu am yaakaar ne lii di relève bi maanaam wuutu bi mu ngi ci loxo yu wóor ndax ñëpp xam nañ ne ki ko fi wuutu tey jaar-jaaram kenn du ko naatable ku mën li mu def la. liggéeyu commission yi di tàmbale àllarba ji jëwrin syndicaliste ak ñu ni mel ñooñee ñëpp danañ fa teew jàkkaarloog membre HCCT yi ngir ñu déglu leen loolee lépp di dugg ci session extraordinaire bu at mi. geneenu kër di ab institution bu amal ab session ordinaire moom it niki tey jii di waa conseil économique social et environnemental foofa nag lañ doon waxtaanee yëpp daal mi ngi jëm ci yeesal lii di l'administration bi nekkoon na li nga xam ni moom moo ca gën a fës ci wàllu woowu sax ñu ni ab téere daanu ko dëxëñ jafe-jafe ya nga xam ni moom moo nekk ci wàllu administration jébbal ko kii di njiitu réew mi mu kalsum li ci jeexital ñaari section ordinaire bu atum 2019 ñi nga xam ne di experts ak conseillers yi waxtaan nañu lu bari ak jëfinu nit ñi lépp rek ngir gën a ñoŋal administration bi gën a tax mu méngoog jamono. Aminata Touré moo nekk présidente conseil économique social et environnemental. citoyenneté ak civisme maanaam nu nuy sellale sunu doxalin ñun ñëpp en tant que citoyen sénégalais ba sunu dëkk set sunu dëkk jaar ci yoon ba nit ñi it naw ñu en tant que dëkk waxtaane nañ affaire pollution affaire maanaam circulation bi ndax yu ci bëri aussi ay comportement yoo xam ne jaarul yoon la koy indi gis ko xam ne day def autoroute day ne ci autoroute bi def demi tour maanaam yooyu yëpp daal muy doxalin yoo xam ne war nañ cee xalaat waxtaan ci aussi ak ndaw ñi parce que ñoom it dañ leen bëgg a tàggat ba ñu doon citoyen yoo xam ne yi ñooy renforcer discipline. ak projet d'avis bi nga xam ne day xeex ngir gën a ñoŋal wàllu administration publique maanaam liggéey yañ fay amal ñoo nga xam ne ñoo ŋànk projet bi jot nañu liggéey ngir jàppale askan wi ca jafe-jafe yi ñu am ci wàllum administration. Aminata Touré.
pendant 3 heures de temps discuter nañu bu baax a baax ci li nga xam ne mooy xalaat bi nga xam ne am nañu ko pour efficacité administration gën a yokk. ci diirub ñaari weer ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi ak ñeenti expert jot nañu liggéey ci projet d'avis bi résultat yi fay bàyyandikoo nag daañ ko dëxëñ ci ab téere daal di ko jébbal kii di président de la république. Abdou Diouf Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ndate Diop. bool lañu koy dooree ak Ligue des champions ca biti réew ñetti doomi Sénégal dinañu dem ci 8e de finale yi. Sadio Mané moo cay njëkk a dem moom mi nga xam ne sànq dafa jeexal jongante bi mu doon amal sànq ak waa Red Bull Salzbourg ñoom ñooy premier kon ci groupe E bi gannaaw bi nga xam ne daan nañu doomu Autriche yooyu lee moom doomu Sénégal bi moom moo jox sax but bi. nga xam ne moom moo njëkk a dugg ci boobule match ki nga xam ne moo di Naby Keita muy bii boo xam ne Sénégal Guinée ñoo ko dugal kon boo xam ne kon la ca toftalu moo di Mohamed Salah dugal ñaareelu but bi muy ay but yoo xam ne doomi Afrique yi nga xam ne war nañ leen joxaat gëdd bu baax ci wàllu football ñoom ñoo fa defati jaloore muy 2 bal ci dara Liverpool am lu toll ci fukk ak ñetti yi poñ 13 points plus 5 jël daal bopp groupe ba Kalidou Koulibaly bi nga xam ne ba léegi ñoom ñoo bokk groupe itam moom daal dinay qualifié gannaaw bi nga xam ne dañoo dóor ñoom tamit sànq dóor yu metti waa Racing Genk 4 bal ci dara Milik moom moo dugal 3 but ci boobule match Dries Mertens dugal benn Naples kon moom mooy ñaareelu bi am 12 points plus 7 Red Bull Salzbourg moom mooy 3e am 7 points plus 3 Racing Genk benn poñ cote la am ci boobule poule ñetteelu sénégalais boo xam ne kon jàpp nañu ne ak ni yëf yi mën a demee dina jàll ci 8e de finale yi moom mooy ki nga xam ne moo di Moussa Wagué jamono ji mu ngi football moom ak FC Barcelone nekk fële ci Italie seen digganteeg waa Inter de Milan jamono ji ñaari équipe yi dañoo tembo ku nekk benn nga dugal sa kangi morom muy jongante boo xam ne donte sax suñu dóoroon ñoom waa Barça dañuy qualifié waaye nag jàpp leen ni Milan mu ngi noonu di ñëwaat bu baax a baax ci boobu la jongante ndax dafa mel ni ñoom dugal nañu seen ñaareelu but kon Inter de Milan waaw dafa mel ni dugal nañ seen ñaareelu but ñoom waa Inter de Milan muy jongante boo xam ne kon jamono ji mu ngay daw ba léegi ci jongante yi nga xam ne moom la ñuy seetaan jamono ji ci télévision bi leneen li nga xam ne nag mën nañ koo wax ci boobu yooyu la jongante ba léegi moo di ne ñi nga xam ne ñoo di waa Barça daanaka ñaareelu équipe bi la ñu teg kon ba léegi 1-1 la ñaareelu équipe bi la ñu teg maanaam ay ñoom Messi ñoom Suarez mu ngi noonu di soog a dugg ñu koy jox brassard capitaine bi ñoom ñëpp dañoo toog ci biti ay gune yi kese la ñu tegoon ci biir ñuy jëflanteeg ñi di waa Inter Rakitic moom mooy génn noonu moom De Jong itam mu ngi waaj a dugg yeneen yi nga xam ne nag ay maanaam daje la yoo xam ne mu ngi am ba léegi jamono ji Dortmund dafay daana gum ñii di waa Slavia Prague 2 bal ci benn waa Chelsea nag jamono ji ñoom ñoo jiitu seen diggante ak waa Lille 2 bal ci dara Ajax Amsterdam moom dañ ko fekk ci dëkkam jamono ji ñu ngi koy bett boo xam ne bu am dayoo la Valence moom mooy def li ni mel daan di koy daana gum kon 1 bal ci dara ci beneen groupe ba muy groupe Lyon jamono ji moom mooy ñàkk digganteem ak Red Bull Leipzig 1 bal ci 2 ñii di waa Benfica ñoom ñoo dalal waa Zenit Saint-Pétersbourg jamono ji ñoom ñoo jiitu 2-0 65 minutes de jeu ci la ñu toll jamono ji Alaaji Ndate Diop. ñu wax jëmle ci wéyal juróom-benneelu ko journée boobu ba tey ci Ligue des champions. ëllëg Paris Saint-Germain équipe bu ndaw bi moom mooy dalal ñii di waa Galatasaray su 20h jotee FC Cluj moom ak waa Real Madrid lay doon Real Madrid nag dina dem foofee ca Belgique waaye du fa fekk Crépin Diatta ca pelouse ba ndax moom dañ ko suspendroon gannaaw carton rouge bi nga xam ne amoon na ko dafa jubilé woon daal di sumi yére yi ñu daal di koy jox ñaareelu jaune muy rouge boo xam ne tax na kon du jongante waat ak waa Real Madrid waa Olympiakos ñoom ñooy dalal waa Étoile Rouge Belgrade Bayern Munich Tottenham boobu itam jongante bu mag lay doon Shakhtar Donetsk ak Atalanta Bergame Dinamo Zagreb Manchester City ci groupe D bi Atlético Madrid Lokomotiv Moscou Bayer Leverkusen ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Juventus de Turin. wax ci lu soxal waa fédération sénégalaise bu football. ñoom ëllëg la ñuy dalal ñaari équipe yoo xam ne yu amoon taxawaay la ci jongante yi ñu bokkoon benn bi
di waa U20 yu Sénégal yi nga xam ne xam ngeen ko ñoom ñoo jël yàggul dara tournoi UFOA A bi nga xam ne U20 yi lañ ko jagleel ca Guinée waaye itam équipe nationale bu beach soccer ba demoon ca Paraguay ànd ak Soda Thiam dafay jaloore ñibbisi ñoom la ñuy dalal neexal leen ba noppi waaw góor leen daal di leen joxe yi prime muy ndàmpaay yoo xam ne ñu ngi ko doon xaar mu war a amee kon ëllëg ca siège fédération sénégalaise bu football googu waaye dañuy dem ba ca Maroc. Maroc moom ak ci wàllug infrastructure. dafa am nag benn jumtukaay bu am solo boo xam ne moom la ñu dalloo tey ñu naan ko complexe Mohamed VI de football lu toll ci 100 ak juróom fukk ci ay néeg ñoom ñoo fa nekk 300 ak ñaar fukk ci ay lal muy piscine olympique ak yeneen i jumtukaay yu xarala yoo xam ne nekk na fa ñu jagleel ko équipe nationale bu Maroc ñeent fukki milliards ci suñu koppar ci la ci royaume Maroc def muy loo xam ne itam ubbil nañ ko yeneen équipe nationale yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna wërngal këpp Xadim Mbay. lu toll ci 100 ak juróom fukki nekk lu ëpp 300 lal ñeenti suite ak ñetti résidence ñu jagleel ko équipe nationale A U23 ak U17 complexe football Mohamed VI moom nag mi ngi juddu gannaaw bu nga xamee dañoo defaraat centre national Mamoura ñu tabaxoon ko ci ville Salé jege loolu capitale bi di Rabat nekk na loo xam ni ëpp na sax structure sportive ndaxte kat ñi ngi ko tabax ci lu toll ci 100 hectares édifice bi mu nekk loo xam nañ ko mooñaaleeg xam-xam bu wóor tayit nag nekk na loo xam ni dañu ko jagleel jëm ci wàllu tourisme ndaxte loolee nee nañu mooy fexe bay wane sport Maroc ci àdduna bi yépp complexe bi nag am na lu toll ci juróom ñetti terrain ñeenti nekk gazon naturel am na piscine olympique am na ay court tennis waaye du loolu kese ngir tabax lu ni mel Maroc dépensé lu toll ci 40 milliards yu francs CFA édifice bi nag mi ngi bokk ci programme bu mag boo xam ni Maroc da ko teg ngir yasalaat ay stade lu toll ci 100 ak 100 ak juróom-ñett yoo xam ni dañu ko yeesalaat moo xam ci gazon synthétique wala bokk ci gazon naturel lu ëpp ci juróom fukk ci 100 boo jël ci liggéey bi daanaka yemb na Xaadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. ñëwaat ci réew mi wax lu soxal football wàllu foot basket ci góor ñi ci deuxième division équipe ISEG Sport moo mën. moom mooy équipe bi nga xam ne. moom mooy champion kon ci wàllu deuxième division ci wàllu basket ci wàllu góor ñi ndax ñoom sànq dañoo daan waa bopp 65-30 score bu rëy la ndate fanweeri poñ ak juróom moo dugg seen diggante ñaari équipe yi nag qualifié woon nañ ba noppi ci D1 bu Sénégal war ca basket ren ji waaye liñ doon xëccoo rek mooy ka gën a xarañ ca division ba ngir mën na nekk champion kon ñii di waa ISEG Sport ñoom ñoo ko mujj gàddu ci wàllu jigéen ñi CMT basket bu Ziguinchor ñoom tamit ñu ngi wéy di def seen i jaloore ndax sànq ñoom ci ngoon dañoo daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa INSEPS UCAD daal di jël kon raw gàddu bi ci wàllu championnat D2 ci wàllu basketball muy loo xam ne kon dina gën a yokk mbégte ndax démb dégg ngeen président bu ligue bi fii ci suñu antenne muy wax ne mbégte mu mag lañ ci am ci qualifié bi nga xam ne qualifié nañ ko ngir war a mën a basket ji ca D1 bu Sénégal ñaari équipe yi kon qualifié woon nañu ba noppi démb ci wàllu course fas lañ koy jeexale ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg boobu la discipline hippodrome Tanor Anta Mbaxaar kon la ñu ne liggéey yaa nga xam ne daal ñoom lañ fa sumb wala bokk leen ñu sumb ca teer ba indil na leen i gàllankoor ñoom nag li ñu bëgg daal mooy lépp loo xam ne espace la jëm ci wàllu hippodrome boobule dañ koo jël ci wàllu terre bi ñu ne nag loolee dafay nasaxal sport boobule Abdou Diouf Diagne. liggéeyu train express régional di wéy di indi ay jafe-jafe ci askan wi bi ci mujj fi ci Tëngéej di ñi nga xam ne dañoo bëgg course fas hippodrome Tanor Anta Mbaxar bi nga xam ne moom moo nekk ci gox bi lu ca bëri chantier yi ñu ngi koy commencé jël ba tax ñi nga xam ne ñoom ñoo sopp course fas tëgg seen gémmiñ di yuuxu. waaw man maa ngi tudd Ousseynou Seck waaw ñun li ñu tax a daje fii dafa doon loo xamante ne ni loolu doy waar la parce que suñu hippodrome bi depuis 1904 ba nag ni si ñu ngi siy dawal ay fas mais seetlu nañu ne terre bi mu ñëwee fii ci hippodrome bi bu ñu deful ndànk rek dinañ ñàkk suñu hippodrome bi
Tanor Anta Mbaxal tey jii ki woon tey jii dina mer. élèves yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci école yi soriwul hippodrome boobile nga xam ne ñu ngi ko sos ci atum 1904 ñoom tamit ñu ngi dund jafe-jafe yooyu le ngir ñu mën a amal seen i cours EPS dañuy sonn lool suñu sukkandikoo ci Asana Jongu. xale yi fii la ñuy defee seen EPS xale yi bu ñuy xëy le matin di jàngi da nga leen di yërëm ku daan jógee këram 8h moins quart léegi mu ngi fay jógee 7h parce que tour bi muy def pour ñëw école am moo gudd temps bi mu koy jëlal te dafay tardé. ñoom ñi le ñuy ñaawlu tekk-tekkaaral gi nga xam ne waa ministère bi yor wàllu tàggat yaram moom la ñu nekkee ñu ne jéggi nañu ko léegi njiitu réew mi la ñuy waxal. ministère des sports dañu seetaan boo xoolee Sénégal depuis l'événement monsieur le président de la République monsieur Macky Sall foo dem ci Sénégal ay infrastructures yu bees a nga fa dem nañ bay aménagé sax di fàkk ba ay bàyyal di football mais regardez depuis événement Macky Sall ba léegi amul damitu brique bu mu tegal course hippique ñun ñu ngi koy wax monsieur le président de la République il est temps maintenant que nga gëstu waa course hippique. seen naqar woowele ñu ngi ko wane ci benn rassemblement bu ñu doon amal RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne may jàbbal fas ya nag moom mooy ndar képp xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Abdou da cee baax sax yenn saa yi ñu dégg fas yeeg kokk ci kocc yeeg keseng-keseng yi baax na ci lool tour du web la ñu jëm ak ci ceek Baye Assane Diaw. dal leen ak jàmm dañ koy tàmbaleeg site groupe Futurs Médias igfm.sn mi dikkaat ci jaar-jaar ak dund Babacar Diop mi jiite parti politique bii di FDS ca lycée Malick Sall bu Thiès jaar université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba sax lu jëm ci wàllu politique site bile bàyyiwul dara moom docteur Babacar Diop ñu xam ko ci ku dëggu te weccoowul dara ak lii di réewam moom mi nag yoon da koo teg loxo gannaaw bi mu doon naqarloo yokku gin yokku njëgu courant bi fa tolloog màkkaanu njiitu réew mi muy xët wu yaatu win ko jagleel ci igfm.sn ci Dakar Actu Mamadou Lamine Diallo nee na Mansour Faye Macky Sall amul jawriñ ju njëkk wante gëmu ko ca dëgg-dëgg yow yaay jawriñ ju njëkk gi mu làq di xibaar bu fes ci xët bu njëkk site bi lee député bi tam jiite mouvement tekki dafa jàpp ne li nu cëralee jawriñ bi di Mansour Faye yaatuwaay gi foo ko takk weesu na ko dem na sax bay xalaat di ndombay tànk yin takkal Oumar Youm ak Omar Gueye mën nañ ko séddee bu ko defee ñoom ñaar ñu nekk ay secrétaire d'État ngir jëmmal moomelu société bu yees bii di ñëw bay saytu doxalinu ndox bii di siège kuréel gii di FONSIS dafa tegoo téeméer boo jël juróom fukki bi ak juróom ci wàllu Sénégal muy xibaar bu mën a jàngee ci xët bu njëkk Actu-Sen FONSIS bu amee ab diir dina fexe ba nguur gi privé yi ci biir réew mi liggéeykatu SDE yi ak lii di SONES dal di wàccoog moom bu ñu sukkandikoo ci Actu-Sen nguur gi yëkkati na ñii di waa GMI Kanseeku Mballo yébbal nañ ko chinois yi lu tolloog 4 milliards ci suñuy koppar muy xibaar buñ mën a jàngee ci Seneweb site bi nee na xam na ci bu wér nañu takk taxawalee bépp policier boo xam ne liggéeyu ca GMI nga jógee ca barab ba nekk ca Liberté 6 ci diiru 3 weer Seneweb mi ngi xibaar ni lu ëpp ci Kanseeku Mballo jaay nañ ko lii di chinois yi. ci Sénégal ñu mën faa jàngee mbuxum ci yorum koppar Birahim Seck war naa leeral mbirum juróomi milliards ki nekk ci bopp forum civil daa waxoon ne nguur gi daa jébbal juróomi milliards benn fonctionnaire bu mag ngir mu mën a doxal wàllu aar njëriñu réew mi ci wàllu koom wante tamit ci wàllu kaaraange Sénégal nag nee na boobu ba léegi moom Birahim Seck daf na pataaral bañ cee addooti mu toll ak forum du justiciable ni Birahim Seck warul yam ci jébaane dafa war a yóbbu mbir mi ci yoon. xibaar bitim réew ca Gabon ki nekk ca kujje ga di Jean Ping ñaawlu na mu tuddee ak ndono ca yorinu réew ma di xibaar bu fës ci Jeune Afrique c'est benn bataaxal moom Jean Ping waxul leneen lu dul tànn gi ñu tànn Nourdine Bongo Valentin di doobu njiitu réew ma ngir muy doxal lépp li ñu gàll ci ndoddu njiitu réew ma Jeune Afrique jàpp ne kii di Jean Ping mi yaakaar ne ba jamono ji ne dañoo foqar ñi ndam li mu amoon ci jongante njiitu réew ya fa amoon te tey la gën a mën a dal ca nguur ga fa nekk tàggat yaram la ñuy jeexalee lu jëm ci ballon d'or fii ci Afrique Wiw Sport ne kii di Belmadi ma ngay jaar ca tànki club di xaalal yoon ni Riyad Mahrez ngir mu gàddu googule raaya muy xibaar bu fees ci Wiw Sport beneen xibaar di ndam li Liverpool am ci kaw Salzbourg te mujjee 2-0 ñeel Liverpool Naby Keita ak Mohamed Salah ñooy ñi dugal tour du web fii leen koy yemale di leen jox dig daje beneen yoon. mu nekkoon Baye Assane Diaw ci tour du web le marché tollanti gi ak Nafissatou Sila daleen ak jàmm seetlu nañu ne nag njaayum ginaar dafa gën di am doole ci réew mi marché boo dem ci capitale bi nag danga fa fekk ñuy jaay ginaar te anam yañ koy defee léeg-léeg mu doy waar rawatina nag fa ñuy reyee ginaar yi te dëppoowul ak charte yi nga xamante ne moom lañ ci namm ci wàllum cet ca marché Tilène am na abattoir di fa ñuy reyee ginaar yi waaye cet gi nag dañu koy laam-laamee mu am yenn client yoo xamante ne sax ñaawlu nañu ko waaye ñeneen nag foofee leen gënal ndax charte yu ñuy reyee ginaar yi dëppoo nag l'islam commerçant yi ci seen jëmu bopp nag di indi ay tontu yu am solo ci wàllu woowee ñu teewlu ci reportage bu ñu ci Oumou Diega Niang daal di defal la seetlu bi benn la fépp rukku gi ñi ngi koy woowee rukku ginaar
fii nag la ñuy jaayee ay ginaar. waaw fii mooy pàqu ginaar marché Tilène fi ñuy suqee ginaar yi fii la ñuy jaayee ginaar. sukki gi ñu koy defee ak ay loxo condition cet gi jar na taxaw seetlu pourtant Modou Dieng moom gisul lu ni mel. dëgg yàlla dañuy duy ndox bees tàq ci robinet bi comprendre la suñu doylu ma ay 20 bidon comprendre la teg suñu tegee après ñu jël gaz teg ci ndox mi tàng xam nga bu ndox mi tàngee ñu dugal ginaar bi génne ko daal ko sotti ndox mi dem ba tilim da nga koy jël sotti ko ci bidon bu salte. clientam di ab ivoirienne moom wuute loolu gis-gis ak moom ndax bu dee daa ñëw foofalee di jënd ñàkk pexe moo ko fa indi. xam nga fii jëndee fi ginaar moo tane ndax xam nga kër ga boo ko fa jëndee defar ko rendi ko foofu day taq fii nag bu ñu ñëwee jënd ko moom mooy tane si ñun te boo xoolee sax njëg yi fii la gën a yombee boo demee ci supermarché yi day xaw a seer tuuti ci ñun. Moustapha Camara moom ci wàllum diine jàpp ne jënd ginaar yi moo gën a wóor yi ñuy jaayee ca supermarché ya. lu ma xamul ni ma gis ginaar bu ñu ambaleen ni mbedd la mbaa du mbedd xaw ma ko mënu ma ko jënd mais fii da nga koy jënd sama kanam reyoo ko sama kanam moo ma gënal parce que gis naa seen ndox maa ngi nii ñoo ngi doon dox yi teg pere suuqi bi arrangé wu ma xaw ma lu ñu koy reyee daal. mu yor magasin ca marché Tilène Pape nekk ab jaaykat buy jënd ginaar ñu sukk ba pare di jaayaat pour moom nag wàllum cet gi mi ngi dépendre rek si fulawu client yi. du ma nangu benn affaire lenn ci boppam yow mi nga xamante ni yow yaay jaay lenn li arrangé wu la mooy maanaam gis nga ginaar yi ndox bi bu fekkee dafa tilim yow miy jaay boo jëlee ginaar gi nga dugal ko sa biir congélateur da ngay sentir odeur man du ma nangu loolu képp ku may liggéeyal dama lay wax li nga xamante ni moom laa bëgg dama lay wax carrément man sama ginaar nag ma koy raxasal ñaari ndox. cet di lu sonal loolu abattoir yi jaaykatu ginaar yi jàpp ni dañoo war a moderniser matériel gi ñuy sukkee. teg gët abattoir yooyee nga xamante ne dañaa clandestin ki mu war mooy ministère de l'élevage mu daal di teg ay politique yu am solo ngir daal di mën a teg commerçant yi ci yoon waaye ñooñee saa su ne dañu koy fënatal ñu teewlu ci docteur Mactar Diouf di vétérinaire di itamit directeur bu centre national d'aviculture bu Mbaaw mu sekk waxtaan ak Seydou Nourou Ba. Mactar Diouf maa ngi leen nuyu lii di abattoir yi maanaam fa ñu rajee ay ganaar ak yeneen ci marché yi te dañ ko jaaxale yoon ndax loolee am na taxawaay bi ngeen ci am. li ngeen mën a wax mooy gis nga Sénégal abattage yooyu ñooñu def ci marché yi di fi suqi ganaar yi di fa butti di ko fa jaay loolu ñun ministère de l'élevage dañ koy tere yàgg nañ ko tere waaye toujours su service régional de l'élevage jaaree ci marché yi su demee rek gaañ dañuy jaaraat ci suuf tegaat eggali donc professionnels ci seen bopp ñoom ñoo dul bëgg a respecter loi yi te tamit mënoo jàpp ñëpp tëj kooku mënul nekk phénomène boobu sax phénomène la boo xam ne du sax ci affaire abattage kese mais ci domaine yu bëri la jëlal marchand ambulant yeeg yooyu toujours indi woon na fi ay débat yu bëri léegi ñun état bi ñun yàgg nañ def ay tournée ak service régional de l'élevage ak direction des services vétérinaires bi ñoom liggéey bi ñuy liggéey saytu jël def ay analyse xool fi ñuy liggéey ndax set na wala setul analyser ndox mi ñuy utiliser ganaar yi gis nañ loo xam ne lu sell la waaw li ñuy may chance rek mooy xanaa li ñuy togg ganaar gi togg ko mais sul woon loolu du baax léegi ñun li nga xam ne moom la ñu def en tant que ministère dañu élaborer li ñuy tudd guide des bonnes pratiques dañu invité professionnels yi képp koo xam ne dafa bëgg a liggéey ci affaire abattage ak transformation des produits ñu ne ko xoolal abattoir nii lay mel nii la ñu reyee ganaar nii lañ koy suqee nii lañ koy buttee ainsi de suite ba lépp leer guide bi mu ngi fi mais ñu ci bëri duñ ko nangu xool duñ ko nangu utiliser. waaw ndax nguur gi tamit am nay saafara ngir jële fi ni nu mel. beneen affaire mooy dem nañ ba ne léegi képp koo xam ne da nga bëgg a ubbi abattoir ministère de l'élevage projet bi PDMAS nga xam ne ñu nag ay banque mondiale ñoo ko bokkoon dañu lay jox genn wàll gi par exemple su nekk abattoir bi yow 8 millions nga ci def état bi da lay may 4 millions ñoo nga def ci 4 millions mu jeex waaw li tax nag mbir moomu yàgg fii te gars ñi nanguñ ko arrêté c'est que ganaar dafa bëri Sénégal soo jëlee 2018 produire nañ lu mot 56 millions ganaar xam nga 5 millions ganaar ay ganaar yu ñu war a abattre la donc marché dafa am mais nag loolu warul tax tamit ñoom ñu jalgat yoon def li nga xam ne yoon nangu ko donc financement boobu amoon na fi dem nañ sax ba modéliser ay type abattoir yu ndaw yoo xam ne képp ku bëgg a def loolu mën nañ la wan du cher lu mot peut-être sur 10 mètres même pas di nga mën a am li nga soxla yëpp mën a abattre correctement léegi tamit liggéey boobu état kese mënu ko def Sénégal dafa am interprofession avicole du Sénégal muy IPAS profession boobu ñun lépp lu ñuy def ñu la ñoom ñoo koy defandoo donc dañuy wax tamit ñu ñaax seen membre yi ndaxte ci biir IPAS ñooñu di abattre transformateur ci lañ bokk ñu def communication li nga xam ne ñoom lañ jëlee ci suñu réunion yi loolu nga xam ne ñun moom lañu jàngale tamit ñu koy
divulguer su ko defee affaire bi gën a mën a yomb. waaw donc daal professionnels yi ak état bi su ci ñëpp booloo am affaire dina gën a yomb te tamit mais li gën a metti mooy saa yooyu njëkkatee rek ñu dellu si waat. fi la ñu yem ak yéen ak le marché ñuy jaajëfal Seydou Nourou Ba Oumou Diegane Niang ak Abdou Thiam ñu leen di jox dig daje ay bés yi di ñëw ngir beneen numéro le marché. ganu xibaar yi. gan gi tey di Babacar Dione di analyste politique di taskatu xibaar mu seq waxtaan ak Alaaji Seydou Nourou Ba ñuy waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ni parti bi di APR ca la nekkee ñu déglu leen. jaajëf Hadj Ndate yéen itam jaa ngeen jëf ci ànd ak déglu rajo Futurs Médias ñu ngi ak Babacar Dione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou. journaliste doon tam kuy yëngu maanaam sa xel màcc wala politique di ko analyse bu baax a baax tey ndax mun nañu wax ne parti bi di APR doon parti wu njiitu réew mi newul parti boo xam ne mu ngay soox yu metti sax ndax jàppante yi seen biir fan yi ñu ko gisee diggante Yakham Mbaye ak Moustapha Cissé Lo Djibril War ak ñeneen Moustapha Diakhaté ni mu génnee ca présidence neexatul diggante ak président Macky Sall yooyu lay jafe-jafe seen diggante loolu lan moo koy war a mën a indi ak lan la mën a jur ci parti bi. waaw bu ñuy commencé mën nañu ne quand même président Macky Sall dañu ne dernier mandat la nekk maanaam day jeexal xam nga nit kuy jeexal moom daanaka pour nga mën a gérer sa parti ni nga ko bëggee du yomb parce que nit ñi dañ naan amatuñu yaakaar si yow fii ak juróomi at da ngay dem ñooñu nag dañoo commencé di organiser wu seen bopp. parce que xuloo bi am na waaye weejante bi am na waaye derrière ça lan moo ci nekk bu Moustapha Diakhaté taxawee di attaqué peut-être dégguñu attaqué mais Djibril War attaqué ko Moustapha Cissé Lo feelu ko wax yooyu yëpp ñu déggu branle-bas boobu dafa mel ni la succession de Macky Sall dafa entrer en jeu succession bi nag c'est tout à fait normal koo xam ne dañu ne da nga war a jeexal 2024 mu leer Sénégalais yëpp il faut que le parti s'organise moom bëggul loolu organiser wul parti bi Ablaye Wade bu ñu ko mënee sikkal sax organiser na parti bi autour de Karim Wade nit ñi bëgguñu dem waaye moom Macky Sall moom dafa bëgg a nekk moom rek mettre à bord nit ñi muñal nañ ko loolu nag ba bi mu faluwaatee mais bu mu faluwaatee nag moom it dafa bëgg a wane def lu ko neex indi transhumant yi teg leen si kaw ña mu doon àndal démb ba pare nag mais ñooñu duñu ko muñal parce que xam nañ ni bu leen falul ba léegi amuñu lu ñu bëgg dootuñu ko amati. loolu tamit indi na li nga xam ni coow li en plus vraiment des pôles maanaam li ñuy woowee pôle maanaam dafa am ñoo xam ni dañoo gën a juboo si biir APR te ñooñu ñu wax kook ñàkk koo wax il faut que ñu ngi préparer président Macky Sall xam nga Amadou Ba coowam boobu bi mu jógee. te ñu xool nag lien bi am na entre Moustapha Cissé Lo ak Amadou Ba. loolu tamit il faut que ñu def si attention. parce que Moustapha Cissé Lo bi mu ñëwee Dakar man li ma gën a gis du pour boppam c'est plutôt pour renforcer Amadou Ba. dem na Mbacké amu fa li mu bëgg léegi ñëw na Dakar. kon nga jàpp ne Amadou Ba ak kii di Moustapha Cissé Lo moom la bëgg jàppale. loolu leer na nga jàpp wax na ni xaritam la. man depuis 6 mois ou 5 mois en tout cas après les élections bi bu waxee nee naa Moustapha Cissé Lo c'est un pion à Amadou Ba. Amadou Ba nag waxam dina teel parce que président Macky Sall mi ngi koy bàyyi xel. ba jëlee ko fa mu nekkoon yóbbu ko affaire étrangère. léegi kon dafa war a tey. mais sax am ñu ne ñàkk wóolu sax moo waral ba mu jëlee ko fi mu ne woon yóbbu ko fa étrangère. dëgg la parce que joxoon ko poste boo xam ni muy décider ministère budget tout ça même si léegi changé nañu façon de faire du budget avec le budget programme. waaye nag moom amoon na doole boo xam ni ñu bëri ba si Mary Teuw Niane ak ñeneen seen xuloo moo tax peut-être étudiants yi am ak yeneen donc Amadou Ba wàññi nañ dooleem même si Dakar commencé woon na fee lal ay mbiram. loolu seetlu nañ ko bu Moustapha Cissé Lo ñëwee Dakar daal di dem Yoff dañuy xalaat ni Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba jubóowuñu woon donc mu ñëw rek attaqué Abdoulaye Diouf Sarr donc dafa toogal xeex parce que Amadou Ba du nit koy wax il faut que mu am nit ñoo xam ne dañ koy waxal dañ koy kaasal te loolu la gën a niru ak Moustapha Cissé Lo en attendant ñeneen di génn. donc daa am benn pôle boo xam ne dafa destiné wu ci biir APR de. mais commencé na parce que le président Macky Sall te damay gis nag lu normal la le président Macky Sall mënul ne bu kenn wax loolu leen wax ku wax ma dàq la bu leen wax 3e mandat bu leen wax mais loolu mënul nekk ci parti politique bu yoon maa boobu nga wax mais dañ koy xool ci parti politique. yow nga ni ay nit bu kenn waxati. léegi nit ñi toog di xool am ñoo xam ni li ñu xaaroon ci yow ba 2019 gisuñu ko faloo leen. gisatuñu intérêt boo xam ne mën na leen tax ñu lay muñal 5 ans yi loolu am na ci ñeneen ñi nga xam ne tamit loolu nekkul kaw Moustapha Diakhaté ndax dafa dem ba si biir muy génne wala di wax ay kàddu yoo xam ne bokkul woon ak li parti bi tëral. ba ñu génne ko ci gouvernement bi. waaw affaire Franck Timis bi nag nekk na loo xam ni lu réyoon la dëgg la ñëpp xam nañ ni Moustapha Diakhaté ak Aliou Sall déggoowuñu waaye bi mu waxee loolu le président Macky Sall gis na génn boo xam ne de trop loolu indi na problème jeexi Diakhaté mais ñoom ñëpp muy Moustapha Diakhaté ak ñeneen dañoo am xalaat ni bu ñu wax ko ñàkk ko wax président Macky Sall bi ñu ko falaatee ba léegi dafa mel ni loolu daf ko monter sur la tête. à la limite dafa mel ni daal loolu daf ko gëmewu ko woon
ba tax na léegi yaakaar na ni moom rek moo war a décider bu doon toog di waxtaan ak ñii nga xam ne ñi ngi génn di wax bu amoon page ñuy waxtaan APR amatul loolu président Macky Sall du leen woo politiquement di discuter ak moom il faut que loolu génn ci mbedd mi loolu moo commencé am. benn structure la ñu gis muy CCR les cadres. ñu woowee kàngamu parti bi. mooy fonctionner ba président Macky Sall bi mu bëggee wax politique foofu la dem wax ak ñoom mais amul benn instance APR buy fonctionner amul. Benno Bokk Yaakaar la lal lépp mooy fonctionner. rawatina sax ñi nga xam ne ñoom la yàgg ndol muy ay Moustapha Diakhaté Hélène Badara Cissé Moustapha Cissé Lo na mais loolu problème bi mu gën a nekk mooy que ni dafa am lu may woowee àndu nawle. li may woowee àndu nawle mooy président Macky Sall bi muy ñëw au pouvoir dafa am ñu ko accompagner bàyyi nag la ñu amoon ci Ablaye Wade yëpp ànd ak moom ci xeexam parce que néewal nañ ko doole. ñooñu ànd ak moom bàyyi seeni Moustapha Cissé Lo ñu dax ko assemblée nationale. moom ak Mbaye Ndiaye yaa ngi fàttaliku loolu. seen poste député. ñeneen gedd dem ànd ak moom. ñooñu ànd ak moom ñoom Sénégalais yi gis ni ñii dañoo dëggu parce que ànd ak sa nit di xeex ak moom ba ñàkk leneen looloo tax Sénégalais yi gën a wóolu président Macky Sall ñeneen ñëw ba fal ko en 2012 loolu am na solo waaye ñooñu nag bu fekkee dem nga ba am deuxième mandat bu mel ni da nga leen néewal doole Mbaye Ndiaye ministre d'État Macky Sall toogaat na ay weer doo ko delloowaat. kooku yaakaaroon na ni sax dootul nekkati ci gouvernement bi donc ñooñu nga néewal leen doole di leen tuutil dama ni àndu nawle bi fi muy commencé mooy président Macky Sall ñi ko faloon ànd ak moom mënu leen a néewal doole. d'autant plus que ñi nga xam dañu ko wër yëpp léegi nekk du ñu koy wax dëgg. du ñoo koy wax dëgg parce que koo xam ni dafa nekkoon feneen ñëw nga yëkkati ko li muy bëgg a wane rek mooy que ni lu baax ci yow. mais ndax jàpp nga ne ñaareelu mandat bi pour mu assurer ko faw ñooñee mu tegal leen ci wetam. mais du yomb parce que ñooñu amuñu base politique parce que boo seetloo ñi nga lim ni yëpp muy Djibril War muy Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo gisuma seen base politique. Amadou Ba oui il commence à di dem kii mais comme dégguñu ko mu wax. maanaam mënuñu ne Amadou Ba Macky Sall da ko néewal doole génnewu ko ci gouvernement waxagul. non parce que on peut s'attendre. ñaari affaire ñoo mën a am. ñu dem ba 2022 jege élection yi Amadou Ba fipp wax. boobaa. président Macky Sall génne ko mu kii victimisé wu. te loolu da koy yokk doole. loolu il faut le prévoir mais j'ai l'impression que am na ñu koy waxal fi mu nekk nii parce que comme nit ku tey la. ku ci mel ni kan. mais ku mel ni Moustapha Cissé Lo commencé na. mooy waxal Amadou Ba. Moustapha Cissé Lo moom da koy waxal moom ak ñeneen ñoo xam ni peut-être mënaguma wax seen tur fi mu nekk nii mais du moom rek am na ñeneen ñoo xam ni ils sont dans l'ombre xam nga tudd nañ ay Matar Cissé wax nañ ko fi. Matar Cissé oui Matar Cissé wax nañ ko fi Matar Cissé bokk na ci prétendant yi nga xam ni am na lu mu bëgg loolu Seydou Nour ñi ko wax bëri na te loolu am na ñi ngi conseillé parce que ku ci nekk fu nga toog yaa ngi def un gouvernement moom tam waxagul ma ne moom tam waxagul non waxagul parce que xamaguñu ndax président Macky Sall dafa bëgg wala bëggul mais bu ñu demee ba leer leen ni président Macky Sall bëgg na dañu mën a ànd ak moom jàppale ko mbaa ñu fipp te fupp bi nag xalaatuma ko fi ñooñu peut-être ci Amadou Ba laa koy yaakaare parce que amoon na leer na lu ko metti loolu bi nga xamee ni génne nañ ko ci ministère de l'économie et des finances yóbbu ko affaires étrangères ba jiixoo am ci digganteem ak président Macky Sall ba le khalife général des Tidianes moo mujj ñëw daal di lijjanti loolu Sénégal oui xam nga c'est pas pour rien que bi ñuy def remaniement bi le khalife général des Tidianes ñëw palais daal di dugg gisante ak président Macky Sall loolu am na influence boo xam ni am na ci nga xamee ni Amadou Ba def nañ kon moom xale bi dafa ñëwoon ba fii pour régler loolu. waaw pour régler loolu. parce que tout simplement am na jiixoo xuloo bu mag loo xam ni peut-être que gars yi waxuñu ko. kenn fi doon xuloo. oui xuloo bu mag boo xam ni génne woon na ko ci gouvernement bi. c'est pas pour rien que gouvernement bi ñu wax ni tey lañ koy def ñu toogaat 48 heures après doo koo def. parce que tout simplement jeexi jaax xamuñu woon ban poste lañ koy jox affaire étrangère bi mosu koo bëgg a jël. génnoon na bëggul woon affaire étrangère. Amadou Ba mosul bëgg affaire étrangère parce que ni mu ko gisee mooy dañ koy génne dëkk bi parce que affaire étrangère it li ci ëpp say mission la à l'étranger peut-être que ni ngay mën a jegee sa base pour di wax ak moom ci koo xam ni commencé woon na tisser sa toile à Dakar nga génn ko yóbbu ko affaire étrangère du lu ko arrangé ba pare gis nañ lépp jël budget bi xawma ban secteur assez important vraiment affaire étrangère maintenant est-ce que confiance bi ñëwaat na ou pas mais Amadou Ba ñëpp xam nañ ni aujourd'hui est-ce que da ciy d'accord ak président Macky Sall ou pas parce que le président Macky Sall aussi il faut que mu indi nitam mais kan lay indi ça aussi c'est un problème léegi nag bu fekkee dafa décider déggoo ko waa APR Benno Bokk Yaakaar daan ne que diw laa bëgg ngeen accompagner ko pour mu remplacer ma mën na bañ a am problème mais nag yow comme nit ñi xamuñu ni parce que li ciy leerul yépp mooy président Macky Sall dafa bëgg 3e mandat maintenant nag mën na ko koo wax parce que le moment n'est pas venu comme waxagu ko nag mais est-ce que dafa war a empêcher ñeneen ñi am ambition mën nañu empêcher ñeneen ñu am ambition mais lu ci mën a doon mooy ña nga xam ne ni yaa falandoog ñoom APR bu fekkee tere nga leen ñu wax
bëggoo ñu am benn posture mais c'est un problème. Il faut que mu éclater maanaam ébullition boobu ngay wax moom la ñu commencé sentir ni mu demee nii. Amadou Ba nag mën naa juboo après ak Macky Sall leer na. En tout cas il a une surface financière boo xamee ni am na doole loolu. boo xam ni ay nit ñu bëri ba yenn maire yu bëri peut-être ñi ngi xaar ànd nañu moom ci xeex bi mais est-ce que dina yàgg à un niveau parce que politique aussi fit la. bu fekkee da ngay xaar rek ñu tegal la ko sur un plateau d'argent c'est un problème. ay nit di la xeexal ba mu tebb sa loxo. lu ci mën a demee daal mooy il y aura plus élection locale yi di ñëw dina gën a leer ci biir APR. parce que il faut que nit ñi à partir de li ñuy gagner seeni maires yi mais ñu xool ñan ñoo mën a ànd par rapport aux législatives et nécessairement par rapport à la présidentielle de 2024. RFM vous informe, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir. Il est 22h.